yéenekaay yeeg Mamadou Mouhamed Ndiaye. jërë ngeen jëf docteur Falla Paye mi ñu ne moo faat ay doomam ba pare wëlbatiku faat boppam bu ñu leen waxee ni autopsie bi ne noonee la raye doom yi ngeen bàyyi àdduna ubbi l'Observateur ca Dakar Buzz fa la journal bi foree résultat yi tukkee ci autopsie bi ñu def ci néewi ñetti xale yi ak ci seen baay autopsie ba nee na Falla Paye dafa xoj xale yi ba ñu xëcc fatt jaara ca faatu ki gën a mag ci doom yi di taaw ba Mouhamed Paye amoon fukkeet ak ñett fekk nañu ca yaram wa ay jam-jami paaka moom mi ñu ne moo def jëf ji di Falla yéenekaay bi nee nañu autopsie bi wax na ne choc hémorragique moo ko faat arme blanche la jëfandikoo ngir xaru Boubacar Biaye ak Mamadou Sall seen du mujj fu ay tollu di ko seen ci yéenekaay yëral xët mu njëkku Les Échos mi ngi ñuy xamal ne Biaye ak Sall yi ñuy tudd ci waxi trafic passeport diplomatique ca assemblée nationale di nee na démb seen immunité parlementaire di mbalaanum kiirlaay gi ñu amee woon ci péncum ndawi réew mi taf la ñu leen ñori jébbal leen yoon te coow jibul xibaar bi xëy jib ci xët mu njëkku si du quotidien li mu bind moo di assemblée livré na Sall ak Biaye ngir ñu mën a am lante ak yoon ñoom ñaari député ye woon journal Sud mi ngi ñuy wax ne pare nañu ngir dem ca yoon raggi seenub der njiital groupe parlementaire Benno Bokk Yaakaar di honorable député Aymérou Gningue di ci dolli ne noone rek la mënoon a demee ndax amuñu droit di def lenn luy gàllankoor doxinu justice la si ne kay nañu kii di Mamadou Sall ak Boubacar Biaye léegi ñook yoon a ca des kenn ka di Boubacar Biaye journal L'As ne nañu ma nga woon démb ci assemblée nationale ba ñuy wote seen levée immunité parlementaire fa la waxee ne léegi dana am possibilité dem raggub deram seetal boppam ci coow li ni mu ware fa mu ware journal L'Info feelu ko ba wax ñu ne député Sall ak député Boubacar Biaye livré nañu leen justice ministre de la justice garde des sceaux di maître Malick Sall ay kàddoom ñoo ngi ci xët mu njëkk journal L'Info nee na neexul ci xol nga war a jël ko bokk ci yow di ko yóbbu ci yoon La Tribune nañu ñoom ñaari député yewoon seen yoonu rëbës taxaw na Boubacar Biaye xëy na taxaw ci xët mu njëkk L'Observateur ma nga fay xamle ne mbirum trafic passeport diplomatique yi ñuy wax coow leeg li muy bëri mësu koo yëngal ndakaaru ndax du yëngu Le Témoin nañu njox tes na ko àllarbay tey ji mooy àllarba joo xam ne musiba mu nekk mën naa xew ci dëkk bi ne Barthélémy Dias mi candidat coalition Yewwi Askan Wi ca mairie bu Ndakaaru moo am audience ca cour d'appel bu tribunalum Ndakaaru ngir war a dem lijjanti ji bakkanub Ndiaga Diouf bi mu jëloon moom Barthélémy Dias woo na nit ñi ngir ñu wuy jëlee ko dégg nañu it kii di Ousmane Sonko njiital parti Pastef mu koy jàppale ci résistance gi mu woote journal L'Info nañu fi ñu tollu tembe Ndakaaru nooyeetul Le Quotidien gis ne waa coalition Yewwi Askan Wi ci jamonoy tàngal ak xumbal ci lañu toll journal Tribune toll moom ci di artu di wax ne ñiy woote ak résistance ak ñi bëgg a taxaw ngir defante ko ak ñoom ñëpp nañu xam ne ñoo ngi fooye musiba mën a tekki ci tubaab danger lise ko nee nañu àllarbay tey ji mooy mercredi de tous les dangers takk der yi teel nañoo jël seeni matuwaay li wër tribunalum Ndakaaru yépp ñoo nga fa fees dell te it gis nañu ay camion ñu def fi gendarme ba fees dell ci wedeen gi ñuy wutali tribunalum Ndakaaru journal bi tënke ci ne ak li ñu gis ci dëkk bi ci ay takk der ko fi taxaw naan yaa ngi manifester ca ngay tuskare Maysa Mayekor Diouf di responsable politique APR ca Fatick nii ci Vox Populi Barthélémy Dias ak compagnie bu ñu yaakaare ne li woon weeru mars gii ñu weesu dina fi amaat dóor nañu seen loxo ci ëkk ñoo ngi nax seen bopp soit nañu dafa am sax leneen lu xew ci yëf te waxuñu ko ndax kii di Barthélémy Dias bu réglewul waxi Ndiaga Diouf yi ba mu féete boor bu gañee élection yi ngoonu 23 janvier ak folleeku waatam dafay yomb journal La Mandat moom ki ko jaaxal nee na moo di Macky Sall ndax ci jamono ji ñu woolo Barthélémy Dias ca yoon muy woo askan wi ngir ñu gunge ko ci aw yoonam nit ñi di ragal fitna ci dëkk bi ci la Macky Sall jëlaate yoonu jaww ji dugg ci bropalaanam wutali Cap Vert bu fa jugee ma nga jëm France yéenekaay bi nañu ten ak dugguleet ne seetlu nañu ne keroog bi dëkk bi gënee mën a nar a jax gën a mën a nar a jaxasoo ci la Macky Sall gënee mën a jëlub ab yoongam dem yoonam. Savon de Marseille Alphé, CCPS, comptoir commercial de plomberie du Sénégal. Déodorant Malaysia Yomo ñoo leen doon may li ci yéenekaay yi. ñu àndoon ceeg Mamadou Mohamed di ko jaajëfal ak yéen ñi doon teewlu xibaaru suba seeg RFM mbiri Ndiaga Diouf Barthélémy Dias tey ci kanamu tribunalam Ndakaaru ci sëlëb yoon yu bari ci capitale bi nag ba ca tribunal ci boppam ak Mermoz gëmu ne neb maire fu ci ni takk der ngir rek gàttandu wala kardu ñàkk bépp fitna waaye Yewwi Askan Wi ñoom lañu gis rek mooy ak ci ngili ci wàllu yoon jëmee ci seen candidat coalition ngir ville lépp Ndakaaru Benno Bokk Yaakaar ñoom ci conférence de presse tontu leen ñoom Yewwi Askan Wi jàpp ne yëf yi dara du cay politique ca it bu nu sañoon ñu ànd ak seen xel ñoom waa Yewwi Askan Wi Benno Bokk Yaakaar rafetluwul it woote gi nu woo askan wi ci ay fippo kii ak mbañ wàllu désencombrement ci corniche ouest bi biig waa Descos ñoom la ñu jógtee dale ko kusum ba jumaa ji di mosquée divinité bawun fi dara nepp tableau publicitaire ak yeneen dañuy rek daal di dindi lépp lépp xataay ci wàlluy gët ak doxalin ñeel circulation bi waral boo bépp opération ñu jógtee biig waa Descos ñàkkam ndox ci diir bu yàggatul waa Mbour tàggu ak moom gox yu ca bari foofe fukk ak ñett ci xayma ak i travaux d'extension yu nu fay tàmbali démb la ko maire ba xamle mairie bu diwaan ga juróom-ñett fukk ci millions dugal na ko ci boobee projet Abdoulaye Diop moo nekkoon ci technique bi may sa mbay ci digital gi El Hadj Assane Gueye ci micro bi ñu ngi leen di gërëm mbokk yi di leen ñaanal kenn dalu jàmm di leen jox ndaje ca kanam tuuti ak penco gi ak RFM.
xew ci jamono di jël ay photo ak vidéo yu doy waar à seulement 61 800. Téléviseur Itel 32 LED plus une tablette enfant à 110 000 francs rek. Lii yëpp nag fekk ko ci www.soumari.com wala nga woo ñu ci 33 842 25 05 78 636 56 20 wala nga dem Soumari Bourguiba 33 824 72 73 wala Soumari Parcelles Rond-Point Casbi 33 855 55 00 ak Soumari jaay lu yomb saa su ne te wóor. Vous avez besoin de caution sur des marchés publics ou privés? Adressez-vous à la SONAC. La SONAC SA vous accompagne dans l'obtention et la réalisation de tous vos contrats en délivrant tout type de garantie. Caution de soumission, caution d'avance de démarrage, caution de bonne exécution, caution de retenue de garantie, caution définitive, assurance décennale, tout risque chantier et responsabilité civile. Pour plus d'informations, appelez vite au 33 889 82 10 ou rendez-vous sur www.sonac.sn. La SONAC SA, membre du groupe Sonam Assurance, votre partenaire pour toute forme de garantie. Entreprise régie par le code CIMA. RFM Matin. RFM Matin. Émission Billet au Sénégal. RFM Matin 8h jot na El Hadj Assane Gueye yegsi na ci xabaar yi ci wolof ci gàttal El Hadj asalaamaaleykum. waaleykum salaam Hadj Babacar maa ngi lay ziar naka noonu ñëpp ñu ànd ak RFM di leen ñaanal jàmm yi sàkku ñaan ci ñëpp xibaar yi ak mbir yi Ndiaga Diouf Barthélémy Dias tey ci àllarba ji la ko tribunal woolu lu jëm ci wàllu nag fàggandiku gi seetlu gi ndakaaru rawatina ca Mermoz ga muy maire lu bari ci takk dere nga fa jamono yi ngir rek gàttandu lu ci mel ni fitna ak yeneen ci it cité kër góor gi ci xibaar fa Ousmane Sonko dëkkit jot nañu xibaar ne foofet ses cadres ak takk der yi ñu jàpp rek ni waa yeewi askan wi ñoom lañu gisee doxalin bi ak wolu gi ñeel Barthélémy Dias ak singili gi ñu ne du lenn lu may harcèlement la kon di singili ci wàllu yoon jëm ci seen candidat coalition. Corniche Ouest bi jàpp jumaa ji di mosquée divinité démb Descos daal dinañu doori opération ngir jëlee fi lépp loo xamante ni mooy ay tableau ki jumtukaayu publicité ngir rek gën a rataxal dem ak dikk bi ci Corniche Ouest ab Ndakaaru wàllu xibaar bokk na ca Mbour incha allah ci lu yàggatul ñu tàggoog ñàkkum ndox li ko waral di ay liggéey yu ñu fay amal ngir yaatal réseau bi ci fukk ak ñetti quartier di gox ca diwaanu Mbour juróom-ñett fukk ci million war a dem ci boobeeb liggéey ci technique bi Abdoulaye Diop. jërë ngeen jëf ci ànd beeg RFM ñu ngi Ndakaaru Médina rue 15 angle Corniche immeuble El Hadj Elimane Ndour ñu wutali Sicap Baobab foofee la mairie bu Mermoz ak njiit la kii di Barthélémy Dias daal di sànce Seydou Nourou Ba moo nu fa nekkal Seydou ni nu ko waxee ñu ngi xaar lii di wuy jik Barthélémy Dias ci kanamu tribunal waaye jamono yi dafa mel ni takk der yi ñoom daal dinañu jiitu mbiri ci wàllum kaaraange. waaw daanaka xaaj askan ñu ngi fépp daal foo xamante ne daal war naa mën a wutali kër Barthélémy Dias ba sax kër Baye nga xam ne ba ñëwee foofu lañu jiitu kër Baye yaakaar ne waaye nag dafa mujj am kër boppam la fa soriwul ba tey ci Sicap Baobab moo xam nag yoon yi dem ca kër Papa Barthélémy Dias waaye tam moom ñi ci boppam bépp daal yoon boo xam ne wuta na fa rek ku fa dem di nga fa gis way takk derrière ak seen i matériel waaye tamit armé wu ñëppay dugg dañ leen di seet woto yi dañ leen di contrôler xool ña fa ne ak luñ fay wuti pick-up yeeg camion ñu ngi fu ne daal ci mbedd yi dem kër Barthélémy Dias maa ngi foofu jamono jëlee nag buntu kër gi taxu koo bëree nit noonu waaye daal gis nañ ne ñii di presse bi ñu ngi foofu taxaw ak ñi nga xam ne ñu ànd ak moom waaye taxu ko bëri noonu tekk na la def li mooy daal ñi fiy jaar di jàngi ak seen i doom liñ daal gis mooy ci jamono jëlee dara yënguwul fi ndax ñun depuis 6h40 ñoo ngi fi waaye daal tekk la def lu mooy daal ay woto yuy romb ak ay xale yu jàngi ànd ak seen yaay ñu nag jàpp ne daal ndax li fi amoon ci weeru mars ci mbir Ousmane Sonko dana fi amaat xam naa nag du yàgg ci ay waxtu dañ ci xam dara waaye nag jamono jël daal ñu ngi xaar dara kii di Barthélémy Dias kañ lay génn xamaguñu ko. ñoo ngi fii ci buntu këram daal di xaar. jërëjëf merci El Hadj Seydou Nourou ba ci kanam incha allah ngir bépp xibaar ñu yeggee ko auditeurs yi RFM naka noonu it lay xew ci tribunal woolu geek jano bi diggam moom maire Mermoz Sacré-Cœur Barthélémy Dias ak tribunal Abdou Diouf Junior moo nu fa nekkal Abdou ni nu ko ni seetloo ca Mermoz xam naa ci tribunal yi naka noonu. ay takk der ngir kaaraange gi. di la nuyu El Hadj de ziar bu baax di nuyu itam ñuy déglu rajo Futurs Médias la xew Mermoz la ko wutaleeg li xew fii moo di fii ab tribunal la. dafa am ñu bari ñoo xam ne dañuy soxla bërëb bi ñooy ñëw nag ngir yeneen i kayit ñoom ñoo fi bari lool nag waaye su ko weesoo
takk der yi ñoom ñoo fi bari lool daal di ndar képp bépp bërëb wala boog bépp mbedd boo xam ne mu ngi jógee ci biir dëkk bi rawatina ci weti plateau bi noonu wàcc ci mbartal bi ak fi nga xam ne moo di ñi nga xam ne ñoo war a jógee ci biir Rebeuss lépp la ñu ndar képp kenn mënul jàll lu dul ne da nga wone loo xam ne dafay wone ni ci tribunal bi nga soxla te yeneen i mbir nga soxla yu wuuteeg li fa xew te mu dajale ñun ñëpp fii soo xoolee nag li jëm ci wàllu biti bi moom policiers yi ñoom ñoo fi bari sakkan lool nag waaye ca biir gendarmerie yi ñoom ñoo yor yëf yi di xool ñooy dugg ak ñu dul dugg armé wu ñoom ñëpp nag seen tenue de combat yi nga xam ne moom la ñuy faral di yor moom la ñuy yor élage corniche bi naka noonu dañ ko ndar képp fépp foo xam ne daal jëm na ci tribunal bi jàppal ni fii mu ne su fee jaar lu dul ne da nga wone ne lii moo tax ngay def. jërëjëf Abdou Diouf junior ba ci kanam Baye Ndiaga Diouf mi faatu woon ca mairie bu Mermoz ca waral woolu gekk atte bi jamono yi Baye ja la mu gis tontu ko Barthélémy Dias mooy mbir yi amu ca luy politique lépp ci wàllu yoon la ci it jàppoon nañu ko bi wooteeb tey juróom-ñaari fan ci weeru sulet wii nu romb bana nag lépp mu ne ci loxoy attekat bi Aliou Diouf lay wuyoo ñu teewlu kook ndongo kaa mbir mi yàgg na mën na fukki at ak benn wala fukki at boobu ba léegi mi ngi traîné te man loolu gënaluma parce que Ndiaga sama doom la mii gaañu am na 40 ans yu tegal mbir mi nag man su ma sañoon mu jeex takk heure bu ñu ko tuddee rek day mel ne lii lu bees la ci man àtte woon nañ ko ba moom ñu tëj ko ñaari at defal ko sursis tëj ko juróom-benn weer ci ñaari at yi def amende 25 millions man waxuma affaire xaalis bi waxuma leneen li ma wax mooy nañ ko àtte mu jeex bu amee dëgg mu am dëgg bu mu amee dëgg mu am dëgg li Ndiaga ma gënal xaalis question xaalis kenn déggugul ma laaj xaalis kenn gisagul ñu ma jox mu xaalis lijjanti ma problème mu xaalis man li ma ñàkk mu ëpp xaalis xam nga Sénégal lu ñu yëkkati bu ñu waxee dañ naan politique lii mooy problème bi waaye politique pour man de lal wu ci dañ ko war a atte man loolu laa gis ñuy atte ñoo nu gën a xam yoon c'est-à-dire ñun li ñuy xaar daal mooy dëgg lañu soxla man daal dëgg laa soxla dëgg gi xaw ma fan lay féeti mënu ma ni ci man mënu ma ci moom le 7 juillet waxal nañ ni appel bi le 10 la loolu kay wax nañ ko moom parce que man demoon naa tribunal ñu wax loolu di wax toujours nii man woowuma kenn pour mu ñëw dem pour tribunal man ñi may woo mooy ku ma mën a dimbali ci yàlla tax ci kaw mag laa Ndiaga laa amoon daan ma dimbali. mu nekkoon góor gi Aliou Diouf di bàyyi Ndiaga Diouf ab tontom jëmee ci Barthélémy Dias ci tolluwaayuk mbiri Ndiaga Diouf daraay politique newu ci mu ne dilu safaanoo gis-gis bi coalition Yewwi Askan Wi am ñoom singili di harcèlement lañu ko jàppe ci wàllu yoon jëmee ci seen candidat coalition ngir ville ab Ndakaaru yooyee njiit ñu ngi woon ci conférence de presse démb ci biir tolluwaay nag joxu ñu ci kenn ku may président Sall Aminata Ba moo nga foon ñi bokk ci comité électoral bu coalition Yewwi Askan Wi dal di songaat njiitu réew mi Macky Sall ak ñi mu àndal nekk ab façon ci ñoom ngir dal di ñaawlu convocation bu Barthélémy Dias ñoom nag ñu jàppi lu ni mel ab harcèlement judiciaire ngir dal di faagaagal seen candidat ci élection territoriale yi ñu jàpp ci janvier atub 2022 Cheikh Gueye nekk porte-parole bés bi. saa yu jongante amee Macky Sall ki ñooñam dañuy wut ay pexe ba tànn ñu ñuy jonganteel wala tànn ñoo xam dañ leen di éliminer duñu bokk ci jongante suñu candidat bi nga xam ne mooy Barthélémy Dias loolu la ñu di duñ ko nangu tey duñ ko nangu suba duñu nangu benn yoon ñu ñuy xub mbaa ñu ñuy tiital ndax jongante yuy jëm diiru bi nga xamee ni Yewwi Askan Wi tànn na Barthélémy Dias ñi nga ko nguur gi tey ñi ngi mel ni ñu jëfu bile coalition fari ci kujje gi di wax rek pare nañ ngir daal di jàppale seen membre yi yépp ba ñu daal di valider seeni candidature ci wote yi ñu dëgmal candidat yi nga xam ne tànn nañ leen ci gox-goxaat yi muy fukk ak juróom-ñeent ak candidat bi nga xam ne moom lañ tànn ci ville de Dakar dara mënul tee bu soobee yàlla ñu nekk candidat te gañ a ndam li nga xam ne nag ñu ngi koy jéem bi yóbboo ñu teg ko ci ndax li ñuy toppi Barthélémy Dias dara. Barthélémy Dias maire bu Mermoz Sacré-Cœur di woo ñëpp ngir ñu daal di fippu bu ñu sukkandikoo ci moom njiitu réew mi Macky Sall dafa bëgg rek sukkandikoo ci bile dossier ngir daal di neenal élection ñi jiite gox yeeg goxaat yi. am ci situation bu leen di may excuse pour que fitna yeewu ci dëkk bi ndax ñoom ñu bañ a organiser élection président Macky Sall ñu ngi nag ci càppaandaw bi bëgg a bëre di nga bëre bañ a bëre di nga bëre. comité électoral bu coalition Yewwi Askan Wi di woowaat askan wi ñu daal di mobiliser ngir daal di gunge Barthélémy Dias ca tribunal bu Dakar ñuy sàkku nag ci ndaw yi ñu daal di sol ay yëre yu weex. jërëjëf soxna Aminata waa Benno Bokk Yaakaar rafetlu wuñu benn yoon taxawaay boobee waaye Yewwi Askan Wi am rawatina di woolu askan wi ci ànd ak seen njiital coalition Barthélémy Dias ci seen gis-gis démb ci conférence de presse la nuy woo ñoom opposition bi rawatina coalition Yewwi Askan Wi mooy ñu ànd ak seen xel ñu ne Moustapha Diakité mu nga foon ngir RFM. coalition Benno Bokk Yaakaar nakarlu woote Barthélémy Dias ci askan
askan wi militant yu benn bokk yaakaar jàpp ni woote boobu la pexe la ngir yee fitna ci réew mi El Hadj Momar Samb membre ci coalition présidentielle. lii mbiru Barthélémy Dias foo xamee ne am na lu mu def ci réew mi ba. tàggat yaram ñu dalal Cheikh Tidiane Diagne ñu ngi ziar sëñ Cheikh. maa ngi fay El Hadj Assane Gueye. bismillah ñu daal di ko door rek wàllu football ëllëg di jeudi incha allah Sénégal dina daal di sóobu ci jongante moom bu nar a dox ci diggante mag ñi di waa Togo ci Lomé ñeel avant-dernière journée qualification coupe du monde Qatar 2022 leer na ba pare Sénégal moom qualifié na ci match barrage yi ni ki démb nag suñu gaynde yi dal nañu amal seen séance d'entraînement bu njëkk lu tollook ñaar fukki gaynde ñoom ñoo ko daal di teewee gannaaw ba mu jeexee kenn ci ñoom yëkkati na ay kaddu di Bouna Sarr ñu déglu ko ci micro envoyé spécial groupe Futur Média Bakary Cissé. Il y a plus d'enjeux parce qu'on est sûr d'être premier, mais ça va être des matchs importants pour préparer la prochaine enjeu ndax nag jamono ji ñoo nekk premier waaye nag jongante yu am solo ngir waajal kaan bi ñu dëgmal. xam naa ni man mën naa def lu raw li nga xam si moom laa nekk di def jamono ji waaye nag dinaa gën a adopté wu ci équipe bi te yaakaar naa tamit ne rassemblement bi dina tax ma gën a daal di am bu baax a baax taxawaay xam naa ni tamit mën naa andil lu bare bari équipe nationale bu Sénégal luy xamle ni nag gagné naa sama place am déet loolu moom ki ñuy tàggat rek moo ko mën a wax am naa njort ni mën nañoo compter ci man damaa ñëw fii ngir dooleel équipe nationale bu Sénégal ci sama temps de jeu fële ca Bayern nag bon xaw na am tuuti ay jeexi jaaxa waaye nag terewul ni saa su ma teewee rek wala saa suñ ma joxee confiance dinaa daal di wane bu baax a baax li nga xam si moom laa mën dinaa def sama kéemtulaay kàttan nag ngir dooleel équipe bu Sénégal. Quand je ne joue pas, d'avoir un bon état de forme. Et voilà, aujourd'hui je rejoins la sélection et je suis à 100% pour apporter, pour aider l'équipe. Togo Sénégal ëllëg lay daal di doon ci bu 19h jotee di heure Ndakaaru dana am itam yeneen i jongante ñeel ba tey yooyu les qualifications coupe du monde zone Afrique lu tolloog fukki équipe nationale ak ñaar ñoom nag dañoo daal di délocaliser seen i match yóbbu ko ci yeneen i dëkk ndax seen i stade kenn homologué ko bokk na si ñooñu le Côte d'Ivoire moom nag ma ngay recevoir ca Cotonou ca Bénin ñi di waa Mozambique geneen jongante itam diggante Éthiopie ak Ghana ak itam Malawi ak Cameroun ñaar yooyu dañ ko daal di amal ci Afrique du Sud ci Johannesburg Afrique du Sud wala bokk bi ak Togo itam dañ ko daal di amal ci Afrique du Sud foofu la ci Soweto yeneen jogante yi bu ci mel ni diggante Burkina Faso ak Niger ak itam Soudan ñoom ñëpp danañ daal di recevoir Maroc foofu la seen dëkk ca Rabat Libéria moom dana tase ak ñi nga xam te ñoo di waa Nigéria ca Tanger ca Agadir ba tey ca Maroc Mali dana fa daal di recevoir ñi nga xam ne ñoo di waa Ouganda Guinée Bissau moom dana daal di recevoir ñi di waa Soudan foofu la ca Marrakech alaaji boo bëggee dégg dëgg rek xamal ni Maroc fi mu toll ni jiitu nañu gars yi ndax boo xoolee fukki réew ak ñaar yëpp seen match yëpp dañu ko daal di délocaliser yëpp ca Maroc lañ koy daal di amal maa la ko wax waaw ma nga noonu bal moom daal la jumtukaay waaw ma nga noonu ñoom ay jumtukaay yi nga xamante ne moom kaay togg ceeb ci amoo cin waaw du sotti ma nga noonu ñoom daal am nañu stade yu doy ba tax na ñi nga xam te ne homologué wu ñu seen stade ñoom ñëpp fukki réew ak ñaar seen match yëpp fa lañ koy daal di amal macha allah ba tax na Maroc mi nga xamante sax dafa war a génn g sur dëkkam lay recevoir adversaire et puis avantage bi mooy que sa réew say supporter voilà mi ngi noonu mi ngi noonu ñu daal di waxtaane wàllu basketball njiitu FIBA Afrique di doomu Mali bi di Hamad Niang moom nag ni ki tey dana fi daal di amal ab visite officielle fileeg ajjuma moom nag ci teewam fii nii ci Sénégal dana daal di seq waxtaan ak njiitu fédération sénégalaise bu basketball di maître Babacar Ndiaye ak itam joriñ gu yore wàllu takkat yaram bi di Matar Ba ñu daal di waxtaane ba tey wàllu basketball ak tournoi monté bu ñu jagleel góor ñi leer na ñaari dëkk yi nga xam ñaari équipe yi nga xam ñoom ñoo daal di kon bokk yéeg première division moo di ASC Port ak itam Union Sportive Parcelles Assainies ñoom nag démb ci final bi nga xamante ni daal ci maanaam wàllum demi final yi nga xamante ni ko amal ñoom ñoo daal di gagné loolu yëpp nag ma nga amee woon ci stadium Marius Ndiaye ci teewaay Asbara Kane di stagiaire fii nii ci rajo Futurs Médias. jàmmarloo bu metti lool ci diggante Tamba Basket Club ak l'Union Sportive Culturelle et Travailleurs du Port Autonome de Dakar ci ndorteel li ba ni mu jeexee. ñaari équipe yi ku ci nekk def na kemtulaay kàttanam ngir mën a raw moromam ba bi ñuy pause 27-25 waaye ndaw yu Matar Ba yi ñoom ñoo mujjee raw. suñu joueurs yi bien que si liggéey ki bees mais notre expérience on a au moins 4 à 5 joueurs yoo xam ne joué le championnat D1 plusieurs fois bon et puis aussi beneen facteur bi mooy aussi Tamba ils ont beaucoup dépensé ci match démb bu la xoolee moo tax on a fait maintenant tout terrain dinañ jël si kaw
bañ ñëw récupérer. Ndongo kenn la ci joueur yi mi ngi sant yàlla ba noppi di rafetlu ndam li. ñafe nañ xeex nañ def nañ lépp yàlla may ñu ndam ñi ciy sant yàlla bu baax alhamdulilah. jeu rapide moo doon suñu fort moo tax bi ñu ko bàyyee benn instant ñoom dañoo ñëw moo tax bi ñu duggee deuxième mi-temps tamit dañ ko indiwaat xam nga tegaat ko si moo tax xam nga ñu am liñ bëgg quoi. ñaar fukki équipe ak benn ñu xaaj leen ci ñeenti poule ñoo doon jongante final bi suba ci àllarba ji nag ci lañ koy joué. kon boog El Hadj Assane fii lañ koy dal yemale xibaaru tàggat yaram. jërëjëf Cheikh Tidiane ñu ànd ak Anna Rocha ci wàllu cosaan gi ak chronique culture bi. maa ngi leen di nuyu mbokk yi gannaaw Burkina ak Haïti Sénégal mooy ñetteel bi réew bi dalal projet bi ñu dippee Tisseuse d'avenir mu di benn programme culturel boo xamante ne musée de la femme Henriette Bathily bokk na ci institution yi ci jàpp fukki jigéen ak juróom lañ ci fas yéene tàggat ci année bu njëkk ci projet bi nga xamante ne war na yàgg diiru juróomi at ñu déglu ci Awa Cheikh Diouf jiite musée de la femme Henriette Bathily. projet bu ñuy rafetlu la mu nekk projet boo xam ne dañ ko séq ak ñaari partenaire kenn ki nekk Burkina Faso kenn ki nekk Belgique délégation wàllu Bruxelles dinu ci jàppale. projet bi nag projet de formation la daanaka boo xoolee mooy fexe ba jigéen ñi ñu tàggat leen ci ñetti fànn benn fànn bi mooy seen àq ak seen yelleef dañu seetlu ne tam nit ñi dañuy am portable mais portable yi daanaka dañu ko def comme fowukaay léegi dañu bëgg a fexe ba portable yooyu ñu jàngal leen naka la ñuy filmer naka la ñuy monter ba li nga xam ne mooy seen i association seen i liggéey seen i nuy produire di ko jaay wala ñu ko yóbbu bitim réew wala ñu ko yóbbu feneen ñu mun ko di filmer di ko monter di ko def ci internet bi comme ça ñuy mën a am ay partenaires mu soqali donc seen koom. beneen bi ci topp mooy dañu gis ne aussi jigéen ñi bu ñu demee ci ndaje yi ñenn ñi ci ëpp en tout cas dinañuy am jafe-jafe pour jël kàddu di wax. léegi nag ñu ci biir tàggat boobu ñu ne dañuy jaar ci théâtre am na ay techniques yoo xam ne bu leen ko jàngalee bu ñu dematee ci mbooloo dinañu xam naka la ñuy waxee ak nit ñi ba lu ñu bëgg a wax nit ñi xam ko. bi ñu doon door boobule projet ci la représentante direction de l'équité et de l'égalité des genres nekk ci biir ministère de la femme daal di yëkkati ay kaddu Ramatoulaye Touré di woote yeneen partenaires yi ngir ñu jàpp si itam ni ñu mën a taxawal lii di maison de la femme.